télévision Futurs Médias mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu seen ànd ak yéen fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru guddi la ca gën a fës dañu koy tàmbalee ak daje bi nga xamante ne ji commission bi ñu santoon ngir mu gëstuy xibaar jëm ci jéego yi Sénégal def ngir xeex wàllu mbënd mi ana kon fan la toll député yi nekk ci boobile commission mu di commission parlementaire daje nañu tey yi ci assemblée nationale mu doonoon ci teewaayu jëwriñ gi ñu dénk wàllu finance urbanisme collectivité territoriale ak infrastructure ñu bari nag ci investissement yi nga xam ne état bu Sénégal def na ko ngir xeex wàllu inondation député yi am nañu gis ne lu ca bari ci biir Ndakaaru la yam il faut que kon dañu koy yaatal député yi teewoon ci boobile plénière ba ñu génne am na ay kàddu yi dénk nañu ko Pape Fara Ñing boo seetloo ci gox-goxaat yi am na ouvrage yoo xam ne defar nañ ko fa ouvrage yoo xam ne tey dafa dimbale askan wi tey boo demee tey Dalifort route principale ba gis ngeen ne avant kenn mënu fa aw tey alhamdulilah tey boo demee tey Kaolack dëgg la am na yu des mais dëkk bu mel ni Kaolack bokk ci programme des 10 villes tey jii. que jéego yi gën a bare Dakar lañ ko def ak quelques régions yoo xam ne ñoo wër Dakar mais lu si gën a rëy te foo xam ne foofu la ndox mi ni gën a bare foofu la gën a taw mooy région sud yi daanaka Sédhiou rek lañ si cité comme région boo xam ne am na say réalisation mais Ziguinchor ak Kolda nga xam ne Ziguinchor surtout nga xam ne taw. waaw rapport bi am na solo mais li ci ëpp solo mooy réaliser li ne ci rapport bi parce que li ne ci rapport bi mooy lan li ne ci rapport bi mooy par exemple pour ñu régler problème inondation bi donc régler problème inondation bi yemul rek ci alors ci rapport dafa war a jàll ba nga xamante ne ni la nga xam ne doon ne comme Joal Ngekoox ak Mbour problème yooyu fa am ñu régler ko parce que Mbour am na problème Joal am na problème. parce que ñun dañoo am benn déeg boo xam ne dafa nekk foofu ci digg daara ñun ba ñu juddoo xàmmee ko ba léegi déeg boobu fa lañ ko fekk kon tey bi ñu ñëwee ñoom ñëw nañ ba ca déeg ba xool nañu ko seet nañu ko te yaakaar naa ne tey avec l'équipe bi nga xam ne mooy waa ONAS jël nañ ci ay mesures taxaw nañu ba nga xam ne tey ñun xalaat nañ ne loolu war nañ ko mën a solutionner. baykat yi soble yi ci diwaanu Gandiol nekk ci jaaxle taw ya fa wàcc moo leen jaaxal benn moo di dañuy ragal soble sa yàqu ci seeni loxo bëgg nañu te état bi mu sàkku ci agro industrie yi ñu bàyyi soble si nga xamante ne ñu ngi koy jaay ci marché bi loolee lépp ñu ngi ko wax ci biir reportage Habib Seck. bis yu ñu génn ñu nemmeeku taw ci diwaanu Ndar taw yu bett sax ñi nga xamante ni ñooy baykat yi ñoom daal di jaaxle rawatina ñuy bay wàllu soble ñoom lépp lu ñu wittoon ndox ma daat cee jaar tax na ñoom njàqare. militaire yi wala yeneen baas yi nga xam ne bu mbon amee ñu abal leen ko nañu ko abal ñu muur soble bi balaa mu tawtiwaat soble bi ci suuf la tëdd naaj bi mu ngi koy yàq président Macky Sall ministère am de l'agriculture ministère de commerce waa ARM tàllal nañ leen loko ci seen i kàddu nguur gi da leen seetaan ndaxte boobu léegi ñu ngi xaar mën a jaay soble bi waaye benn doom jaayu na ko ci rax ci dooli tabaski bi mi ngi jub si. bu ñu dimbaliwul soble bi mu ngi ñuy jarul Sénégal yëpp kam na ko Dakar gi ñu doon jaay kam na Kaolack kam na Touba kam na Kees kam na Ziguinchor kam nañu mënuñu benn saaku génn wu fi amuñu lu ñu jënd kar tabaski amuñu lu ñu lekk fi nu toll nii nañu jàppale ci kaalis bi mu ñëw fii lebal ñu ko ñu jënda ci tabaski dunda ci ba ñu jaay soble bi. ñoom baykatu soble yi nee na ñu jaaxle la ñu def te lii nguur gi kott moo ci mën a indi saafara. bi pare jaaxle nañ alal ji ñu béyee moomuñu ko banque yeeg mutuelle yeeg moom ak commerçant yi ñoo nu lebal alal ji ñu béy ko ñu ngi nii toog di yàq suñu lox ñu ngi woote nag. ci woon mooy woo ñu lu président de la république moom rek moo ci mën dara gannaaw yàlla. lu toll ñaari weer a ngi nile lépp loo xamante ni bayoon nañ ko daan nañ koy witt waaye ba léegi amul kenn ku leen ni ñaata. ay xibaar jëm ci bato bi ñu jàppoon ci waaxi Sénégal yi mu def ñollu ju bari maanaam drogue bato boobee bi ñu ko tegee loxo dimanche ci guddi altine yóbbu nañu ko ca base navale amiral Faye Gassama ñi nga xamante ne ñoo di service division police technique scientifique ñoom ñoo gis kon lu aju ci la ca nekk ne ñollu xayma bi sax yegg na ci juróom-ñetti tonnes yu fegg fanweer ak ñett ci ay kilo loolee drogue la bopp Maroc la jóge woon ñi nga xamante ne ji ñoom ñoo ca newoon doon dawal bato bi nee na ñu ci ëpp ay doomi turc lañu. ñu ànd ci ak Marcel Farba Maroun ak Yaxya Diallo. bato bi daa defoon drogue bu bëri ñu gën ko xamee ci turu hashish ay soldat jàpp ko dimanche ci suba bato bi daal di jóge réewu Maroc doon jéem a yegg Guinée patrouilleuru armée boobu ñuy tuddee Kédougou ak vedette bii di Lac Redba ak waa force spéciale bu marine nationale ñoo daal di taxawal bile opération tey ci fajar la mujjee yegg base amiral Faye Gassama. samedi ci ngoon lañu yeggal ni am na bateau bi nekk au large
biñ ko yëgee rek la ñu yëkkati suñu ñaari gaal yi nekkoon géej yëbal leen foofu ñu ànd ak force spéciale mer donc ñooñu ñoo chargé dox liggéey bi bu ñu àggee sur le terrain. donc yàlla dafa def bi ñu fa àggee ñu jàpp bateau bi delloosi ko ba Dakar bateau bi daanaka amul benn pavillon bu mu arboré mooy li ñuy wax navire sans pavillon reconnu. takk der yi jàpp bateau bi joxe guñ ay détails ci njëgu hashish boobu waaye ci mbiru quantité lu toll ci 8,33 tonnes la élément yi daal di calculer ne ñoo amoon ci bateau boobu waaye tamit ñetti nit yoo xam ni ay doomu Turquie lañ ñoo doon jéem a jàllale drogue bi loolu war a tax ba ambassadeur Turquie déplacé wu ba fi ñu jàppee chalutier bi. bi ñu ko àndee ñu jébal ko administration yi nga xamante ne ñooy yëngatu ci mbir moomu police gendarmerie douane bu ma limee jum am na yeneen yu ci yokku donc ñu xayma quantité drogue bi tudd hashish bi ci nekkoon ñetti nit ñoo nekkoon ci gaal gi ñoo ko doon dawal jox nañ leen police mu ngi dox wàllum ci enquête bi. bu ñu sukkandikoo ci jàpp yu bëri yi ñuy jàpp dealer yi mën neen wax ne Sénégal mi ngi gën di jànkonteel problème drogue samedi bi passé benn jigéen bu toll ci juróom benn fukki at ak ñett lañ jàpp foofa ci aéroport international bu Blaise Diagne 825 grammes cocaïne lañ daal di fekk ci moom mu ko doon jéem a jàllale ba réewu Maroc. waxtaanee lu jëm ci code électricité ak coppite yu yees ak projet yi nga xamante ne ñoo ngi ko cay naal association gi jaboote consommateurs yi ci réew mi ak syndicat électricité kenn ku ci nekk am nga ca kon xel muy déng-déngi ma soxna kan li mu sàkk moo di daal plan yeesal bi nga xam ne tegoon nañu ko fi nañ ko càmbar ba nit ñi xam lan la jur ak fan la mujj ca yooyu la jamono kii di Mohamed Habib Aïdara bokk ci syndicat unique des travailleurs électricité ñoom seenu ëllëg la ñuy ragal am dara lu ca taq suuf ñu ànd ci ak Maymouna Ndiaye Pape Sangone Mbaye mi ngi jënoo lu ñu duppee contrat de concession ay këyit yoo xam ni mi ngi ko xotti woon ci ay journaux yoo xam ni da doon wax ci courant bi ak yorin bi fii ci Sénégal nan la ñuy indiwaat kër liggéeykaay boo xam ni dañoo soppi lu bari def ko ay pàcc-pàcc këyit yi yépp mi ngi ko dajale ëpp na fukki at ci ginnaaw. dañu njëkk a wax privatisation après ñu bàyyi privatisation boobu wax ni léegi dañuy def restructuration modèle bi nga xam ne moom la étude yi joxe te ñun ñu proposé woon à peu près le même modèle mooy ñu def comme ni ñu def ci ndox mi maanaam ñu éclater Sénélec def ko ñetti société que depuis 2009 ba léegi kenn def ko. projet de loi bi ñu ne ñi nga xam ne ñoom ñooy acteur liggéeykat yi dëgg-dëgg ñu bari ci ñoom yëguñu ci lu bari. ñu xëy rek conseil des ministres adopté benn projet de loi boo xam ne nee nañ dafay réformer secteur bi mais booy réformer aussi mënuloo réformer sans pour autant nga wax ak ñi nga xam ne ñu nekk secteur bi te ñun loolu la ñuy ñaawlu te ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg waxuñu ne ànduñu ci réforme bi mais ni ñuy doxale moom rafetluwuñu ko. bu fekkee moom Mohamed Habib Aïdara mi ngi tiital ëllëgu liggéeykat yi moom maître Massokhna Kane li mu bëgg rekk mooy ñu càmbar li fi nekkoon ñu duppee ko plan yeesal. dañu bëgg ñu càmbar ko ba xam lan moo ci intérêt su fekkee baax na ñu ànd wéyale ko te ñu ni tamit am nañ ay liggéeykat yoo xam ne ñu ngi au niveau de la production lan mooy seen ëllëg suba. la ñu digoon maanaam production bi dana doy ba ñun li nga xam ne moom la ñuy jëndee courant bi ñun consommateurs yi dana toll ci diggante fukki dërëm ak ñaar ba fukki dërëm ak juróom benn waaw mais xanaa bala ñuy sulliwaat projet de restructuration ba amoon en 2009 danañ auditer plan yeesal bii xam ne dafa échoué. fileeg fanweeri weer ñu ne dina am ay décret yoo xam ne dina ñëw beesaat ci li nga xam ne moom la ñu tëral nar ko soppi ci Sénélec. li desa leer kay mooy ndax njëgu courant gi dina wàññeeku ni ko way jëfandiku yi di sàkkoo ak niñ ko leeralee ci code bu bees boobu. loi bu yees bi jëm ci code pénal ak code procédure pénale te député yi doon cëndi coppite ba woote woon ko syndicat gi di SUDES di syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal ànduñu ci nee nañu it danañu ko xeex ba fu muy lu ne daal dana leen ko jaral ndax gis nañu loi bi buñ ci waxul ñu bari kon ci ñoom jàngalekat yi sañ-sañ bi ñu am ngir leen metti ñu manifester ko ak loole dañu koy ñàkk ba tax ñu fas ko yéenee taxaw Ibrahima Diame Fally Gaye
SUDES ne fi mu toll nii le waxagul dara waaye bu fekkee ne loi bu bees bile application daanara salfaañe lii di ak yelleefu doomu aadama daal di kon gàllankoor liberté yi moom nee na dina taxaw tembe xeex ko mu jóge fii. donc mënuñu nangu que ces libertés soient remises en cause d'une manière ou d'une autre loi bi ñu wotee bare na ay coow vraiment ci loi boobu maintenant nous pour le moment liiruñu texte bi. nay fexe ba am loi bi texte loi bi jàng ko bu baax xalaat ci weccu xalaat ci loi bi bu fekkee ne dañu trouver que dafa day naxasal vraiment les libertés démocratiques en ce moment-là la position du SUDES c'est clair on va la combattre. fekkee ne dinañ ko xeex ba pour son abrogation. moom nag muy teg ci nag ñaawlu bu baax a baax ni nga xam ne waxtaanee wuñu ba noppi li loi bi la ëmb avant ñu ko yóbbu ci pencum ndaw réew mi pour voter ko. devant le fait accompli mënu ci dara fu mu nekk ni il faut voir comment l'avenir li des moom c'est soit l'accepter parce que c'est conforme wala ñu xeex ko parce que ndax day remettre en cause liberté démocratique. délégation SUDES ñëw nag ci diwaanu Kaolack ngir daje ak ñi di enseignant yi bokk ci mbootaay bile waxtaanee seen i jafe-jafe waaye itam waajal assemblée générale bi nga xamante ne war nañ ko amal ngir remplacer kii di secrétaire général section régionale bi di Moustapha Diagne mi nga xam ni dañ ko affecté feneen. njiitu réew mi Macky Sall demoon kër Khalifa Ababacar Sall meerub Ndakaaru ba woon jaale ji ko ginnaaw bu mu ñàkkee way juróom wu jigéen dem gi mu dem moom président Macky Sall foofee ca kër Khalifa Ababacar Sall ndax politique da cee laxos am déet am nañu seen xam-xam màcc jëm ci politique li ñu gis mooy mënee su ko ca génnee doonte sax li mu def dadi lool dañu ko baaxawoo ne aada fii ci Sénégal Alassane Ba. ab nataal la bi nga xamante ni ay commentaires yu bari la jur ku ci nekk ak li nga ci xalaat ñenn ñi gis ne wàllum politique kese ko lal ñeneen ñi ñoom jàpp ni diggante jullit bi ñëw masawu mbokk jullitam. bi ay Xalifa ne léegi xaw na def yàgg tuuti bu fekkoon ne ci jamono yooyu la ko defoon ci lay ëpp doole ci lay gën tekki dara ndax yëf tamit nag bu ñu fàtte ne ku jéeg politique bokkuwul ak ay noonoo Xalifa boo ko seetee moom bennoo la bokkoon. te it ñoom ñëpp ñoo bokk ndooroon bennoo kon moom la bennoo am na ci cër dañoo dem ba mu ak ñu nangu cër bi ci loxoom wala ñu bëggoon koo nangu ci loxoom sénégalais yi bañ maanaam Dakar waaye bañ loolu beneen mbir la waaye lu ci mun taxaw daal yi fi tolloon na foo xam ne ji dañoo foog na ñi dootuñu jaarooti taal. Macky Sall kër Khalifa Sall ngir jébbal ko njaalam ndax mën nañ cee gis beneen njàngat bi nga xamante ni uute na mooy maanaam ab acte politique bi nga xamante ni moom jiitu réew mi teg na ko buñ seetloo relation bi dox seen diggante. ci at yi ñu weesu. lañ jàppoon de noonu la buñ ne dañ na ñu foog ne xëy na kon dafa am fu ñuy waxtaan pour kii dem ci kii dem ci kii jàppe wu ma ko noonu mun na am nag waaye man gisuma leen lu may woon ne ci Xalifa dafa bëgg a dem ci ànd ci waa Benno amoon na fa dara na am waaye nag xaw ma ci dara waaye nag bul fàtte ne ji fi ñu toll gum nii ci penc mi dafa am keneen ku feeñ ku fi nekk koo xam ne mun na yàqal ñu bëri ci maanaam ci la ngay yóotu te politique nag boo feeñatul sa chance dafay néew. ndax loolu mooy tax moo mën a tax waxuma ne moo tax ndax mais moo mën a tax mu nekkoon xaaral boobu ma dellu fi nga xam ne ji xëy na mën naa fa am dara parce que comme fii de xeex nañ ba sonn. politologue bu ci mel ni Bakary Domingo Mané gis ne acte bi nga xamante ni président Macky Sall teg na ko bu weesoo wàllum social bi dafay defaraat li nga xamante ni moom mooy image am. C'est ce qui s'appelle le relooking, n'est-ce pas, de son image. jaare ci mbay mi ngir fexe ba askan yi mën a faju daanaka loolee moo tax a jóg projet ba ñu teg fële ci diwaanu Sokone benn ay champs communautaires yoo xamante ne ji danañ ko aménager ci fukki village ak juróom-benn ya fa nekk ci commune bu Sokone liñ ci jublu mooy luñ ca mën a amee mën koo teg ne xaalis ngir nit ñi mën di dem kon bokk ci mutuelle de santé ya fa boobu fu ñu woppee wala seenu njaboot wopp ñu mën a faju Aminata Goudiaby. li ñuy woowee champ collectif maanaam ay tool yoo xam ni nit ñu bëri ñoom ñoo koy bokk li waral ñu bëgg koo taxawal moo di dañu bëgg a gën a yombal nit ñi nga xam ni ñoom ñooy yeewoo ci monde rural bi nit ñi duggee ci mutuelle de santé bi ndaxte ci dëkki kaw yi léeg-léeg dañuy nemmeeku ni nit ñi seen doole day néew ngir ñu mën a am léeg-léeg sax lu ñuy fajoo moo tax waa SYCODEV nag bëgg a jàppale village yu nekkee ci commune bu Sokone ñu mën a taxawal champ collectif yooyu nga xam ne ay tool la yoo xam ni nit ñu bëri ñoom ñoo koy bokk. mécanisme endogène de financement de la
santé maanaam da nga leen di fekk te lu ñu xam nga jàppale leen ci loola buñ ci génnee alal nga ni leen génnee leen ci as tuut daal di koy féetale wérgu yaram nañ jëfandikoo suuf sa. ab atelier nag la ñu organiser ci Sokone nee ñu ngir rek gën a former ñi nga xam ni ñoom ñoo di chef de village yi ci ni nga xam ni noonu la ñu war a mën a taxawee ba askan wi ci boppam di mën a jëlal seen bopp en charge ci wàllu wérgu yaram. te liñ leen laaj juróom-ñaari téeméer la pour ñu mën a bokk ci mutuelle de santé yi juróom-ñaari téeméer bu fekkee pour benn nit la xëy na yomb mais bu fekkee pour fukki nit la bi nga xam ne mooy njaboot ci biir Sénégal dina jafe fukk ak benn chef de village ñu ngi fii ci biir salle ñoom ñëpp ñu ñëw pour mën a waxtaan. unité départementale d'assurance maladie bu Foundiougne nag ñoom ñooy gunge waa SYCODEV ci lu ni mel ndaxte nee ñu modèle bi nga xam ne moom la ñu bëgg a def ci Sokone def nañ ko ci Soum ba pare te ay résultats yu baax a baax la fa indi. parce que ñun à terme loolu lañ bëgg vraiment politique de massification bi ñu jaarale ko ci adhésion de groupe yi à travers les champs collectifs mais aussi ak yeneen activités comme donc loo xam ne rek gox boobu ñu ngi koy def pour mën a jël nit ñi en charge. ci département bu Foundiougne couverture maladie universelle am na fi succès bu bëree bëri ndaxte nee ñu téeméer boo jël daanaka juróom-ñaar fukk yi ñi ngi ci biir mutuelle de santé yi te loolu li ko waral moom moo di taxawaayu unité départementale d'assurance maladie bi nekkee ci Foundiougne. bi jërëjëf jàngeen jëf yéen mbokk yi ci ànd bi ak télévision Futurs Médias foofee kon la ñuy yem ak yéen ci xibaaru guddi gi yàlla nañu yàlla sàmm ñu fanaan jàmm ba suba ak jàmm. saa su ma nekkee ak sama jur damay fagaru ndax xam naa ni